mbokk yi seetaan Sen TV salaamaaleykum dellu si nañu ci beneen numéro ci seen émission seen naataange tey ñuy waxtaane ba tey wàllu élevage waaye bu ñu waxee élevage itam faaw ñu dem ci fond bi wala comme forme ni ñu ko doon xamee di waane ay image wala ay objet ak yooyu ci wàllu promotion bi lu ci am solo la waaye seq waxtaan itam ak kilifa yi nga xam ni ñoo ko indi fii tey lu ci am solo la mooy li tax duñu am mbégte lool seq waxtaan ak njiital réseau Renades doon président Omar Sow xam nañ ko bu baax kenn du ko présenté ci li nga xam ne liggéey na ko ci wàllu élevage ñi mu àndal di ko liggéeyandeel ñu fekk si ko nag fii ci bergerie Khadim Rassoul nekk fii ci Mariste président maa ngi lay nuyu. Mansour maa ngi lay fay di nuyu téléspectateurs yëpp surtout ak sama mbokk éleveurs yi nekk ci Sénégal yëpp. alors président dañuy am mbégte lool bokk ak yow waxtaan mu mel ni bu ñu bëggee bokk waxtaan faw ñu laal lu bëri sa connaissance ci wàllu élevage defe naa ne bu ñu amee occasion am chance tase toog ku mel ni yow faw ñu yëngal lu bëri ci wàllu élevage mais d'abord faw ñu laaj la tey bu fekkoon na ngay xayma élevage 2010 ak 2019 9 ans loo koy noteel. Mansour sawar naa tontu ci question bi nga ma posé surtout nag di remercier aussi la Sen TV ndax damay suivre seen émission yi parce que lu nit di yëngatu rek dafa soxla promotion te dama jàpp ni li ngeen di def day def promotion élevage mais surtout encourager entrepreneuriat local parce que loolu dafa am solo. alors moo tax ma sawar a tontu ci sa question boobu parce que boo xoolee 2010 ba 2019 vraiment nga xam ne élevage def na jéego yu rëy déjà bu ñu jëlee sax ci innovation ak créativité bi ñu indi ci filière ovine muy par exemple am mbirum surtout xar yi suñu laadum yi su ma la waxee tey suñu xar yi hauteur egg nañu 1m17 hauteur. ci seen guddaay xar yi ñi ngi ci ay 168 centimètres xam nga moo lay wan ni ko liggéey nañu looloo tax tey ñu am amélioration suñu cheptel mais c'est vrai que dafa dem timidement parce que de 2010 ba presque ay 2016 yooyu commencé guñu woon di jël suñu xar yi réellement di leen dugal ci cheptel local bi pour améliorer leen. ñu xeeboon li ñu amoon daal. mangook voilà léegi nag bi ñu amee conscientisation boobu ba xam ni tey bu ñu wëree waxuma sax ci Afrique mais àdduna bi tey ñun mën nañoo rivaliser ku nekk ci li ñu liggéey ci laadum ñu ne nañ ko jël tey fexe dugal ko ci suñu cheptel local bi pour am un produit intermédiaire de qualité ba pare et à moindre prix looloo tax nag boo seetloo ces 3 dernières années. ça s'est beaucoup intensifié dinañ ci ñëwaat boo xoolee tabaski bi li ñuy génne ci produit ya nga xam ne ay métis lañu ci à travers Dakar Thiès Touba Saint-Louis di nga xam ni vraiment liggéey nañ fi lu bëri ci filière ovine ci production laitière tamit parce que élevage la ñu wax de manière générale gis nga vraiment effort yi état bi def aussi ces dernières années les génisses yi ñu fi indi ay milliers pour rek renforcer la production laitière te kooku moom vraiment gis ngeen bu baax le grand bond en avant qu'on a fait mais de manière générale aujourd'hui li ñu war a gën a jàpp mooy tendance bi ñu jël c'est l'autosuffisance en viande dinaa ci ñëwaat parce que loolu mooy problème bi du tabaski du korité du tamxarit du màggal du gàmmu mais voilà autosuffisance voilà yàpp bañ a nekk luxe Sénégal te foofu la ñu jëm alors ubbi nga bunt bu am solo président donc xam nañu ne 2010 ak 2019 def nañu ay jéego yu am solo te fii ma toog ak président di waxtaan ak moom misaalu nag bi nekk ci suñu ginnaaw nga xam ni Sénégal bu ñu demee bay wax ne am na ay nag yu posé tonne wala lu ko jigee nga xam ni kon def nañu ay jéego yu am solo ci wàllu élevage itam defe naa ne numéro yi weesu wan naa leen ci bergerie Khadim Rassoul ay composition maanaam dañuy varier ay xeetu xar yoo xam ni dañuy produire loo xam musta am daanaka ay races yoo xam musta existe ci Sénégal ak faneen sax nag ndax fii lañ ko jëkk a xalaatee fii lañ ko jëkk a croiser alors président techniquement lan moo la poussé ci xeetu croiser yooyu ngay def ba nga xam ni dañuy gis ay xeetu production yooyu def yoo xam ni mosuñ koo gis fenn. waaw xam nga élevage dafa laaj expérimentation
te xam nga man dama am chance quand même dama teel a génn di tukki mais comme bi ma nekkee xale ba léegi dama mës a bëgg jur man ci ay petax laa tàmbale woon boobu xale bu tuuti laa ba yàlla indi lii tey damay def dëkk bu ma dem mission su ma ko sama jot mayee danaa fexe toujours ba gëstu tuuti seen élevage na muy doxee et li ma ci gis mooy gars yi dañuy jël di croiser ba am les meilleurs produits moo tax man tey sama bergerie man dama jàpp ni laadum man li ma ci doon liggéey naa ko ba am naa ci xar yu baax am naa base bu baax léegi dama bëgg a expérimenter leneen moo tax tey ma dem gis ni xaru soudanais yi dañu am chair te comme dañu am chair buñ ko croiser lan lay joxe gis nga jëlee naa sax bëy Afrique du Sud gis nga bëy bi 100 kilos lay peser te bi mu fi ñëw 3 mois la woon xale la woon ci avion lañ ko dugal man ak ñeneen ku ne ñoo commandé woon bëy ñu indil ñu ko mais bëy bi tey mën la wanee doomam yi da nga naan c'est pas possible. mais dama am problème ci croisé yi ngay def ci soudanais yi xaru soudanais yi ak yu laadum yi mais am na benn sujet bu ñu moo wan ci émission bu la passé boo xam ne président defe naa ne boobu moom mënutuma jàpp ni croisé la mais race bu bees la. loolu moom création race bu bees. waaw surtout xam nga maa ngi wax soudanais yi mais aussi xam nga man damay liggéey Grand Moulin dañ ci amoon benn projet pour aussi dem dans la région parisienne jël seen charolais yooyu nga xam ni au bout de 5-6 mois dañuy am ay 70 kilos ba pare dañ c'est de la bonne chair ñu indi ci 4 géniteurs ñooñu tamit ñi ngi fii tabaski chaque tabaski ça fait 2 ans dama ciy génne des produits nga xam ni fi mu nekk sax nit ñi chaque fois dañ ma ciy sonal parce que dañuy jënd xar bu ñuy rey jëndaale benn ci yooyu bu mais moom la ñuy lakk jouru tabaski parce que vraiment qualité viande boobu pour te dire que donc croisement boobu ñuy def ci soudanais yi et puis da ngay xool soudanais yi aussi dañ taaru te ñun dañu bëgg xar bu rafet gis nga am na benn métis bu ñu la présenté ci biir bu góor bi mooy bi ma lay tooñ naa la da nga créer race bu bees. voilà boobu est-ce que doo ko utal tout parce que soudanais te nekkatul soudanais du laadum nan la tudd. métis la dañ naan métis. non métis moom fi tax sax mën na am métis non président il faut nga wax ñu race boobu nu mu tudd. alors ce qui est intéressant d'ailleurs xar bi sax dama ko jël tey jox ko sama xarit sama doomu ndey président Omar Kane parce que moom mooy président FENAFO ak Adam yeneen association yu mag la voilà président Kane parce que dafa ñëw gis ko bëgg ko ma ni ko comme am naa ci beneen yow da nga koy yóbbu. parce que mu ne ma lii moo intéressant ci élevage chaque jour ñu ngi expérimenter ay dara parce que léegi boo xoolee xar boobu moo ëpp hauteur soudanais yi parce que ci laadum la koy jëlee papaam mooy laadum mangook moo leen gën a yaatu parce que moo leen ëpp yax tamit parce que mangook soudanais yi dañu am yax donc amélioration boobu ñuy def. te bokk na ci promotion laadum aussi taar bi ci la bokk. te boo seetee moom moo leen dàq. non laadum moom xam nga ñun sax sëñ Mansour ñun li ñu xawoon a tardel tuuti mooy dañ toppoon taar bi bu mu ëpp léegi lañ commencé sax di gën a pousser ci gabarit bi parce que léegi dañuy def ay compétition xar yi def 1m15 1m16 1m17 longueur bi tamit xar yi di gën a gudd ci bi ñuy def suñu croisement yi parce que dañu doon focaliser wu ci bopp bu damm ak geen bu gudd ak waaye fano voilà yow xam nga alors mais un moment on s'est rendu compte que loolu esthétique bi quand même dafa war a ànd ak ñu liggéey ci gabarit xar bi parce que on a découvert que laadum il y a quelques années ñun li ñu foogoon li ñu ci war a liggéey yegg seeguñ ci mais tey boo demee gis xar bu mel ni Grand Rane nga xam ni doomu magistrat la nga xam ni mu toll il faut nga dem nga gis ko nga xam ni wax dëgg yàlla vraiment ñun liggéey nañ ci xar te am na tamit ay doomam ñu ay maxu sëy ñuy wax Dramé moo ko yor vraiment macha allah tey dayoo bi dafa ëpp dafa yéeme de sorte que ñi ngi doon xalaat sax dañu war a aujourd'hui Versailles seen foire annuelle bi ñuy def ñu xool avec le ministère de l'agriculture et de l'élevage nan la ñuy fexe dem exposer fa suñu laadum yi bon mais xam nga am na solo
mais dafa am ay contraintes yu ñuy am xam nga rek avec les contraintes de l'Union européenne l'espace monétaire Union européenne les contraintes même environnementales ak ñuy wax mais ñi ngi ciy gëstu ñi ngi ciy liggéey pour mën ci yegsi parce que dañu war a dem wane ji suñu produit parce que on a aujourd'hui le meilleur produit en Afrique ci voilà ci laadum moom nous avons le meilleur produit. alors yaa ma sànq na nga ko junj bëy bi ma dagg la sax bëy boo xam ni am na 100 kilos mais dama ci gis ni nga koy croisé bëy boobu dama gis ni nga koy croisé président nga boole ko bëyu Niger xaw ma. waaw parce que xam nga loolu mooy liggéey. ah oui ñi ngi produire te bu ñu juree doom yi ñooy gën seen yaay te da nga ciy gis sa doom yi léeg-léeg ñuy gën seen papa ndax seen papa hauteur bi ma bëgg amagu ko doom yi non seulement dañuy jël gabarit seen papa mais dañuy am hauteur ndax seen yaay te loolu mooy liggéey bi te bëy yi aussi dafa am ñu nga xam ni li ñuy liggéey ci bëy vraiment dafa am solo parce que am ñu xam ne moo leen intéressé mais dañu war di innover di croiser parce que mooy li ma wax élevage sëñ Mansour dootul passion métier la dama lay jox benn firnde xaymaal ñaata fonctionnaire ñoo fi fayeeku par weer salaire u 500000 motuñu sax ci fonctionnaire u Sénégal yëpp motuñu sax le 20e or man tey sama xar yi lu jamono naqari chaque weer mun naa ci wanteer benn 500000 def ko sama poche dem régler samay problème wanteer laa la wax de waxuma la jaay waaw mais loolu lay wan ni donc loolu mënatuñ ko considérer comme passion te gis nga y a beaucoup de jeunes aujourd'hui tey seen teraanga seen sutura seen njaboot lépp ci laadum yi lañ ko yore ci élevage bi donc loolu dafa am solo moo tax ñun aujourd'hui approche bi ñu ci am boo gisee ñuy encourager métissage bi mooy entrepreneuriat local il faut développer l'entrepreneuriat privé l'entrepreneuriat local parce que xëy bi ak gont bi mënuñu ko wekk rek ci nekk ci bureau karawaat ak yooyu déedéet loolu weesu nañ ko parce que man mii di wax ak yow man li may am ci élevage man bu ñu boolee sama salaire janvier ba décembre duñ ko sax nattable ci élevage bii may yëngal du sax benn tabaski rek li ma ciy liggéey rek mën na ma régler problème yu bëri moo tax nag du ay affaire du ay caaxaan soo gisee ma dem liggéey wàcc guddi ñëw nekk ci sama bergerie ba ay minuit di xool di defaraat di joxaat ay orientation di xool lu manqué ñu woo vétérinaire yi defar parce que xam ne am njëriñ ci da nga ko structuré mu am directeur am ku chargé woon nangam production exploitation. non en fait c'est une industrie parce que man bergerie bi en 2014 dama suma benn xarit dafa daan ñëw fii moo ma jox idée mu ne ma c'est vrai yaa ngi nekk directeur urbanisme gis naa la li ngay yëngatu ci élevage dafa bëri mais jot na nga structurer sa affaire boobu ci laa demee APIX créer structure bi jël ay nit di leen liggéeyloo mu am un directeur am du personnel ñoom ñi ngay gis dañu am salaire dañ leen di toppatoo nan leen war a toppatoowee te gis nga Mansour oto yi ngay gis fi yëpp man amu ci benn ba nga xam ne maa jël sama xaalis jënd leen xar yi ñoo leen fi indi moo leen indi parce que laadum yegg na ba nit dina ñëw bëgg ci yow peeru laadum jox la oto ma wax la secret boobu bu góor ak bu jigéen jox la oto waaw egg nañ foofu te loolu lu ndaw la rek donc vraiment pour ngeen xam ni dootul ay passion du luxe mais métier la te métier boobu lañ bëgg a gën a favoriser tey parce que on est des milliers d'éleveurs et liñ ci bëgg mooy fexe ba noonu ñu bëree mais ci biir dafa am éleveurs yu mag éleveurs yu intermédiaire éleveurs yu ndaw wala ñuy soog a tàmbali ñu boole leen ba ñëpp am un mouvement d'ensemble ñu mën a régler les problèmes de l'élevage au Sénégal parce que loolu mooy prochaines étapes yi. président ba mu waxee régler problème élevage Sénégal au moment où tabaski dañuy am ay problèmes ci ay ñu naan ay xar doy na wala doyul yow nan nga gisee loolu dafay xaw ma lu xaw a paradoxal. waaw loolu nag sëñ Mansour man dama ciy sawar sax tontu jamono yee am na ñu ma ci laajoon xam nga sëñ Mansour balaa ngay dàq jëmale àll nga dàq jëmale sa kër te développement
il faut ñu xam lan mooy développement Sénégal dafa jot ñu waxtaan entre ñun c'est-à-dire autorités yi peuple bi ñu waxtaan ci lan mooy développement. parce que man dama liggéey ci réew yi nga xam ni dañu commencé jóg développement mooy ñi ci kaw dañuy impulser benn dynamisme pour ñu mën a am mais peuple bi tamit day suivre su ko defee ñu daje loolu mooy indi développement. loolu tax ñu ne ci élevage état daf fi teg ay outils teg fi benn politique ba nga xam ne ñi ngi ciy def ay moyens yu bëri mais exploité wuñu ko ñun les acteurs à la base ni ñu ko war a exploité ba daje boobu ñu war a daje mën a joxe résultats yi élevage war a am. dama lay jox benn firnde rek mooy li ñuy wax les domaines agricoles communautaires mais Mansour xoolal état bi mi ngi aménagé benn domaine bu 475 hectares à Sangalkam fii nii état Sangalkam bii mi ngi aménagé benn domaine agricole communautaire à Kër Samba Kane ci Bambey gii 3000 hectares Kër Momar Sarr 5000 hectares Itako Kédougou 3000 hectares mais damay firnde il faut nit ñi bu may wax hectare ma mun leen a expliquer li hectare ni mu toll. gis nga Mansour boo jëlee Parcelles Assainies gis nga Parcelles Assainies li muy rëy yëpp 1 ba 26 xam nga ñaata hectare la 400 hectares dong la Parcelles Assainies 1 ba 26 li muy rëy yëpp 400 hectares dong la imaginel nag état bi jël ay 3000 hectares di ko aménager di ci def ay jumtuwaay voilà su ko defee éleveurs yeeg agriculteurs yeeg ñëpp daje fa ah ñi yori nag ñi yori xar yori xay ñi yori béy moo tax ma ni dafa jot ñu exploiter ah opportunité yooyu fi am pour élevage gën a jëm kanam parce que man li ma d'accordul mooy ñuy toog di xoole ba bu ñu événement amee ñeneen di jóge bitim réew ñëw indi jaay seeni xar leb seeni millions yóbbu parce que xam nga lu ci garaaw damay joxe toujours exemple président Arona Gallo Ba parce que dafa ma marqué ren dafa dem indi 4000 xar yu Sénégal jëlee ko ci suñu mbokku pël caawo yi indi leen fii Liberté 5 xar bu ne mu koy jaayee 80000. 4000 xar. mënoon nañu am xar yi te duñ ko mën a indi ñoom duñu am moyen de transport. voilà bi mu leen indee xar bu ne mu koy jaayee 80000 gis nga bu jaayee xar yooyu bu nekkat mooy 320 millions. moom day delluwaat dimbalewaat mbokku pëlam yooyu ñu préparer saison prochaine. mais. te dina tax ku ne ba la nga am da nga koy toppatoo nag mu gën a baax. mais malien bi su jaayee xaram yi bu jëlee 300 millions Mali lay dellu dimbale éleveur malien yi moo tax ñu ne ñun li ñu bëgg mooy ñu dimbale ñu ñun bañuñu ñu ñëw mais déficit bi li manqué moom la ñu war a régler gap boobu la ñuy indi mais waruñu ñëw du ñu concurrencer moo tax ñun dañu d'accord ak ministre bi démarche bi mu indi ren te loolu mooy démarche de développement moom dafa wër Sénégal yëpp wax ñëpp indi leen xar yi génne leen indi leen xar yi parce que li ma fi gis bu ngeen indee xar yi dina baax te xar manqué wul nañ def attention dañ ko relativiser dama lay expliquer xar manqué wul parce que ñun ñuy jaay laadum yi suñu xar yi des na ñu delloo leen ci kër xam nga yan xar a manqué. président est-ce que laadum neex naa tabaski aussi. waaw mooy li ma la wax xam nga yan xar a manqué ñi nga xam ni mooy bourse faible yi. 80 100 ma ngoog te xar yooyu li ci manqué sax bëriwul parce que Mansour il faut ñu def attention xar yi manqué ba mëpp baaxul d'accord naa mais xar yi aussi excédent ba mëpp baaxul parce que il faut ñu wax li fi xew il y a 3 ans presque chaque année suñu mbokk pël yi dañu daan jël seen xar yi delluwaat ko parce que du jar te am na fi at mu nga xam ni sax état bee ci mujj jàpp fayal leen transport ñu delluwaat xar yi alors que ñi fi jóge woon ñëw indi seen i xar jaay nañ seen xar takk seen i millions dem. mais ak production boobu président te ba léegi yàpp mënut a yomb Sénégal tey yàpp xar mu ngi jar 4000 ci marché bi y a un problème. waaye y a un problème Mansour parce que aussi ñun on a un problème culturel ak yàpp saa yi ma ko waxee nit ñi dañuy reetaan. maanaam yàpp luxe la ba ci ñun. déedéet ñun ni ñuy lekk yàpp amul fenn il faut Mansour boo génnee Sénégal na nga seetlu. peuple yi ngay dem yu bëri dañu discipliné ci ni ñuy lekk yàpp mais ñun ni ñuy lekk yàpp amul fenn mais
d'ailleurs président yaa ngi may fekk si yàpp luxe la parce que bu ma la bëggee doose li ma lay wan mooy man damay lekk yàpp bu baax. moo tax il faut que ñu xam ni ñun Sénégal dañu war a def une production intensive dans l'élevage d'ailleurs ultra intensive parce que Mansour xoolal événement yi ñu am li ñu dajale dafa bëri xoolal rek inauguration Massalikul Jinaan man mii di wax ak yow rek man joxe naa 40 xar te maa ci gën a tuuti am na ñu indi ay centaine nag ñi ñu joxe ci ay xar li ñu rey ci jur mais waxuma la nag màggal gii di ñëw waxuma la tabaski waxuma la tamxarit. màggal gi lay waaj. waaw màggal gi moom dañuy delloo buum ca mboy ga rek parce que nag yi ñu wër yëpp alalu sëñ Touba la rek parce que ñun moom taalibe sëñ Touba lañ te nag yi yëpp te tey jii sëñ Mountakha Bachir di suñu sëriñ suñu papa moo fi sëñ Touba donc lii yëpp alalam la moo tax te lii nag échantillon la rek lii ngeen gis fi échantillon la. kon da ngay yóbbu ay nag yu mel nii Touba ci màggal gi incha allah. xaral ba màggal bi damay jox rendez-vous gars yi lii. sëñ Touba jar na lu ëpp loolu. waaw c'est que dama bëgg nit ñi xam rasu nag yi sax nag président il faut nga présenter ma leen nag. kii métissu Montbéliard la ak Nelor kii nii waaw kële Nelor 100% la Brésil la jóge ah kii Gouzera la déedéet bokkuñu kii Montbéliard la ak Nelor papa ji Montbéliard la yaay ji di Nelor moo ko indi nii waaw kii léegi moom yegg na 700 ba 750 kilos te fi mu ne dañu lekkagul sax bu ñu lekkee moom macha allah ah bële moom Brésil la jógee moom Nelor 100% la waaw 100% kii Gouzera la kii tëdd suñu ginnaaw waaw kee moom mot nañ ton waaw kii tamit waaw Brésil la kii tamit Brésil la jógee kii tamit mot na 900 kilos moom kii boo ko daqee mu jóg taxaw Gouzera la kële ngay gis moom Gouzera la ak suñu nag local il faut nga jël ko kay man moo ma ci gën a intéressé waaw moo ko jur papaam moom la ñu jëlee Brésil dañ ko métissé nagu Sénégal bu jigéen moo ko jur nii voilà ngay gis pour wan la ni ñun war nañu mën a liggéey lu nekk ma ngoog nag bi nga am sa kanam nii moo tax looloo tax c'est intéressant gis nga bu ndawam a ngi nele kee tamit papaam mooy Gouzera yaayam nagu Sénégal la te bu déwénee incha allah moom demul dañ koy préparer sëñ Mountakha pour déwén bokkul ci ñiy dem ren kii dañ koy samp ren ci ñiy dem déwén lañu bokk incha allah ñii ñooy dem ren donc pour wàllu ni xam nga nag bii waaw kii di jóg waaw suñu nag yii la papaam mooy Gouzera rek waaw. waaw léegi noo ko tuddee. métis rek. non c'est que nag mbokki téléspectateurs il faut ngeen àttema ak président Oumar Sow parce que mënuñu def ay composition def ay croisé yoo xamante vraiment dañuy am race boo xam mosuñu ko am. nga naan métis. mais président boo xoolee sax ci nit xam nga biñ fi jëlee suñu maam yi yóbbu leen États-Unis moom moo indi tey ay Michael Jordan ak ay Magic Johnson waaw ay Usain Bolt donc. c'est que li ma bëgg a wax c'est que li ma bëgg a wax mooy xeet bii tey bu fekkee am nga bu jigéen bu mel ni bii ñoom ñaar bu ñu amee doom boobu boo ko identité. voilà non voilà day nekk suñu produit amélioré te xam nga élevage amélioration la rek en permanence te loolu dafa am solo gis nga lii nii boo gisee ñu koy def sax généralement bu ñu tabaskee ba pare dañ leen di indi fii pour waajal màggal daaw noonu lañ ko defee woon moo tax ren tamit ñu indi leen fi ñii échantillon la rek yeneen nag yi dañu yor beneen tool ña nga foofu di xaar bu ñuy waajal Touba. fas nga yéene daal ci màggal gi moom nag yi ak yi toll ni ñoom yu takku taalibe bi def ko ci màggalu Sëriñ Touba. waaw sëñ Mountakha Bachir Mbacké ko moom waaw kooku moom vraiment te dañ xeeb nañu ko sax waaw. alors président da nga jiitee benn non balaa ñu ñëw ci réseau bi sax faaw ñu wax ci wàllu métier élevage professionnalisme bi ci nekk.